salaamaaleykum mbokk internet yi Ravane Info moo dellu si waat ci beneen émission tey nag dañu am gan ñu tuddee ko Ndeye Ndaw fi ñu la fekk tey moom mooy fan. waaw man la Ndeye Ndaw nekk présidente des femmes bi nga xamante ne moom moo nekk fii si Gueule Tapée Fass Colobane présidente des femmes bi nag benn institution boo xamante ne la comité consultatif lañ koy wax. comité consultatif boobu ministère de la femme et de la famille et de l'enfance moo ko wàccee si gox-goxaat yi mu nekkoon nag en élection boo xamante ne gox-goxaat bu ne defoon nañ ko si magistrat Macky Sall biñ ko defee ba pare nag en supervision ak monsieur le sous-préfet si lañ ma jël jiital ma def ma présidente communale bi. waaw fi ñu fekk fii mooy maison de formation céréale locale boo xamante ne commune Gueule Tapée Fass Colobane ñoom ñoo ko moom fii si biir commune bi. lan ak lan la ñuy def fii. waaw fii de benn maison de production céréale la dinañ fi former dinañ fi produire lépp loo xamante ne mooy béy dundee ndax si béy dundee lañ ko mën a wax muy béy dundee si dugub muy béy dundee si ceeb muy béy dundee si sorgho béy dundee daal lépp loo xamante ne nag dañ koy béy rek incha allahu rabbi dañ ko fiy transformer ba pare dañuy transformer di former waale it tout tànk yi nga xamante ne seen njàng soriwul daal loolu yëpp maison bi loolu la fas yéenee yëngatu incha allahu rabbi. fi ñu la fekk Ndeye mairie bi moo leen ko jox wala nan la demee. mairie bi mu ngi si biir en partenariat ak benn projet boo xamante ne dafa basé à Barcelone muy espagnol yi ak Croix-Rouge espagnola Croix-Rouge sénégalais ñoom ñoo nekk en fusionnaire def ko si gox-goxaat yi nga xamante ne appel d'offre la biñ ko defee fi mu toll nii bii mooy 5e unité dans la région de Dakar 5e unité moo nekk fi mu toll nii dans la région de Dakar am na Guédiawaye am na Pikine am na Diamaguène am na Tëngéej am na Fass Gueule Tapée Colobane bii mooy 5e unité boo xamante ne projet Croix-Rouge espagnola et projet Croix-Rouge espagnola bi nga xamante ne moo am mettre en partenariat ak Croix-Rouge sénégalais ñëw contacter suñu mairie yi léegi après bi ñu koy contacter suñu mairie yi le maire de la commune accepté projet bi daal di ñëw jéem ñoo fexe jox ñu terrain bi ñu tabax si li nga xamante ne mooy maison mais waaw bien sûr mairie bi moo koy superviser moo ñu appuyé itam moo ñu appuyé jox ñu terrain xam nga à l'aval du maire moo ñu appuyé itam defal ñu stationnement électrification ndaxte bi courant bi ñu ko soxla pour mu ñëw fii courant bi boobu mu ngi woon si logement lycée de la Fosse stationnement bi la mairie a payé 1,7 million pour mu mën a yegg si maison de production céréale bi nga xamante ne moom moo nekk nii. projet bi mouvement bi ñoo ko moom wala nu mu demee Fass Colobane Gueule Tapée ñoom ñoo ko bokk. waaw mën nañu wax ne am na si ñoo xamante ne yëg nañ ko mais li olof Njaay di wax ne daanu dajul suuf waaye boo dëkkee di xalangu bu yàggee suuf si yëpp dina la takk si sa jëmm ji léegi nag comme que dañuy doog a démarrer ndaxte fi mu nekk nii sax nag inauguré guñ ko yaa ngi dégg mais installation yi moom moo des ndax dafa am yu bëri yoo xamante ne projet bi moom jeex na ak suñu partenariat ak espagnol yi mais dafa am ay finition yu des yoo xamante ne fokk mu am ñu si dimbale yëg-yëg bi itam si biir commune bi am na ñoo xamante ne yëg nañ ko ndaxte buñ ne tey ñi ko yëg à 100% 80% yi yëg nañ lu jëm si maison de production céréale bi de formation céréale bi ak 20% yi ko yëgul xëy na bu ñu continuer suñ sensibilisation bi ñëpp dinañ ko yëg ndax on appelle tout le monde ndaxte yëfu famille la yëfu njaboot la lii fi ñëw du Ndeye Ndaw moo ko moom du madame Mbacke moo ko moom du Mati Ladiane du Adama Cissé xam nga képp koo xamante ne rek yaa ngi nekk une actrice de développement lu si demee ni femme handicapée yi ñu ngi nii toog
ñoom ñëpp ñu ngi si biir woo nañ ñëpp daayira yi woo nañ ñëpp bawuñu kenn waaw pour nag yëg-yëg bi moom mënuñu wax ne ñëpp yëg nañ ko mënuñu wax ne ñëpp yëg nañ ko ndaxte boo ne ñëpp yëg nañ ko dinaa wax sama njuumte ndaxte am na ñu fi nekk ñoo xamante ne xëy na information bi yeggagul si ñoom mais bu ñu amee ñu mel ne yéen lu si dem ni Rawaan Info ak ñeneen gëm nañ ne appel d'offre bi ak yëg-yëg bi dina gën a dugg si biir commune bi. Ndeye yow xam nañ la ci développement xam nañ la ci social léegi dafa nga mel ne ku teggi sa tànk lan moo xew. ah Cheikh yaakaaruma ne teggi naa sama tànk de ndaxte man nii ngay gis nii sama secrétaire général la ngi nii toog ndeysaan naka muy Mariama Cissé di madame Mbacke ni ñu koy xeeti relève suñu brave dame naka yàlla xaree àjjana Ajaratu Kiné Ndiaye te rëccu ma itam ñun ñëpp ci comité consultatif des femmes rëccuwuñ ñum ñu doon booleeg moom ba yàlla def li gën ndax unité bii ngay gis wax dëgg yàlla noonu li ñu bëgg en appui de la mairie ñu tuddee ko li nga xamante ne moom mooy Ajaratu Kiné Ndiaye ba biñ ko waxee maire Ousmane Ndoye mu ànd si lool kontaan si lool moom mi nekk si magistère bi nga xamante ne ak ki nga xamante ne mooy Samba Balde ñu am si kontaante lool pour tuddee ko ndaxte c'est une brave dame sur les papiers du comité consultatif moom moo si nekk secrétaire général yàlla def li gën biñ ñu boolee nag Mariama Cissé mii di madame Mbacke moom itam mu taxaw si ñoo xamante ne rek ñu ngi siy jéem lu ñu mën beneen bi ñu xamal la ne Cheikh li tax ma ne teggiwuñu suñu tànk comité consultatif bi chaque fin du mois yi ñuy réunion le 11 du mois dinañ am lu mu dee 2 adhésions des associations yi ñuy rejoindre li nga xamante ne mooy comité consultatif bi wala de plus kon nag li ñuy wax ba par ki démb rek dem naa rendre visite au niveau de Fass Casier benn organisation boo xam ne mosu doon na dugg si leen dafa toogoon fi mu ne xanaa kañ li ñuy wax la ndaxte man itam mënuma xam ñëpp bañ naa ko damay def sa déclaration koo xamante ne teg nga sa mbootaay te xamuloo na ngay def ba am sa papier juridique soo ma contacté dinaa fexe ba nga am ko dinaa fexe it ba nga dugg si ñun ñu ànd ak yéen liggéey ndax dafa am projet yu fi ñëw te ki nga xamante ne mooy suñu maire muy Fass émergent daf ñoo wax ne yaatal leen yaatal boobu nag ñu ngi koy def si képp ku ko dégg it dañ lay wax ne la nga ñëw rejoindre ñu ndax institution nag Cheikh bul fàtte ne du fekk kenn institution yaa koy dégg wala tey sa nit dégg ko ne la tey ngaa dem xam nga wa ilaa responsable institution bi dégg ko ñëw wàcc si fekk si la fi nga ne te yow mii Cheikh ñoo yorewandoo defandoo lépp en tant que Rawaan Info man sama disponibilité ndax Baye Fall la ku ma woo foo ma woo fu ne dinaa la fa fekk na la defee nii def nii def nii def na te loolu rek la ñuy xaar nag ndax loolu mooy suñu mission alhamdulilah li tax may gën di sant yàlla wàllu social ak développement li nga xamante ne mooy Info Rawaan ak niñ ko xamante woon léegi la gën a te yokk ndax ni mu yokkoo mooy nit ki la nga koy may jën nga won ko niñ koy nappee mooy li gën muy tey ñu ngi fexe ba jigéen ñi nga xamante ne yëngatuwuñu woon si dara ñu nekk si xam nga di jënd ak jaay xam nga ak jigéen ñi nga xamante ne formation bu ñu bëgg si seen xol lu si jëm si micro jardin lu si jëm si problème savonification lépp ñu ngi si nekk di si jàppale doomu aadama yi di def itam si social loo xamante ne dañuy teg jigéen ñi wan leen nañ la ñuy boolee seeni dërëm ak seeni 15 pour jàppalante ba tout récemment rek am na sama benn rakk boo xamante ne si mbootaay gi mu yor muy maam gi ñaan sekk jot na ko see def muy si korite gi te du bokkul ak li nga xamante ne tey mairie bi jox nañu ko pour ñu jàppale ko doomu aadama yi lu jëm si mbiru social bi muy si koor gi tàndarma yeeg suukar si loolu yi dinañ remercier finalement li nga xamante ne moom mooy waa mairie bi particulièrement le maire de la commune ndaxte yooyu yëpp bu yegsee suñu loxo ñu koy jox askan wi ñoom jàpp nañ si xam nga deuxièmement itam bonne volonté yi ndaxte man rek li ma la ni ma ko xamee Cheikh am na ay bonne volonté yoo xamante ne dañuy nekk si commune bi buñ bëgg sax ku leen tudd boo waxee carrément dañ may wax ne bu ñu tudd si média maa ngi leen di remercier it au passage ndax buñ ma déggee it dinañ xam ne ñoom lay wax xam nga ay nit dañuy feebar ma fëgg leen
ba si pharmacie yi te du day tere dara du tax ma jóg lu dul rek jàppale doomu aadama Cheikh ba léegi it tànk yooyu ñu ngi siy def le cadre de développement tey mooy ki nga fekkee 0 yóbbu ko tey si ay junne te ñu ngi si mooy jigéen ñi nga xamante ne daaw ñoo yëngatu si leen amuñu benn métier ñu fexe ba tey ñu am expérience si benn métier boo xamante ne suba dina leen jëriñ tey suñ commune bii céréale bi dong du fi nekk unité de incha allahu rabbi ndax tey duñ teggi suñu tànk di fëgg partenaires yi te itam on fait un appel d'offre boo xamante ne si wàllu développement pour ñu dimbale ñu ñëw gën ñoo appuyer ñun comité consultatif ndax Cheikh soo xoolee ñun suñu répertoire des adhésions si comité consultatif pour le développement de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane nous sommes 83 organisations adhérées 83 ce sont les 53 qui sont actifs li tax loolu dañu fi nekk si loo xamante ne en activité génératrice de revenu bu ñu ko waxee mooy tey dajale suñuy dërëm ak suñuy fiftin yëkkati jox benn association xam nga petite somme ñu xool ba xam nan lay rouler ak moom ba pare nag topp la di la suivre ndax yaa ngi siy liggéey wala liggéeyoo si ba tey 53 yooyu ku si gën a néew la financement yaa ngi si 100 000 francs wala yaa ngi si 150 000 ñi si des nag am na si ñoo xamante ne seeni calebasse lañ yor au lieu que ñuy leb dañ leen di accompagner wan leen ne xaalis bii ngeen yor nii ak nii ak nii ak nii ngeen ko war a defee am ñoo xamante ne kaaf lañ yor te kaaf boobu it ma xamal leen ne partenariat bi nga xamante ne tey mooy Croix-Rouge espagnole et Croix-Rouge sénégalais daanaka lii ñu indi nii kaaf boobu ngay gis bokk na si li nga xamante ne mooy production bi nga xamante ne moom moo ko meññ te kaaf mooy autonomisation xam nga éducation financière loo xamante ne projet bi ñu doon wax métropole moo ko indi woon ak Intervida fii si commune Gueule Tapée Fass Colobane moo njëkk a nekk si Dakar te kaaf yooyu tey wër na au niveau régional ba au niveau national soo demee national ñu ngi koy wooyee ñetti caabi ku si nekk da ngay yore sa registre xam nga ba nga xamante ne bu ñu demee ba at mi jeex ñu toj fond ba nga jël capital bi bu dee madame Mbacke daf si dugaloon 100 000 francs dinañ ne 100 000 francs yi madame Mbacke moo ko si dugaloon bu dee Matula Diane daf si dugaloon 50 000 francs 50 000 francs yi dinañ ne Matula Diane 50 000 francs la si dugal léegi nag 50 000 francs yooyu capitalam lan la moo nekk nii intérêt am lan la 10 000 francs bu nekk 100 francs moo siy tegu léegi bu liggéeyee ba at mi jeex di nga jël sa intérêt yooyu tey boo ko déposé woon à la banque bismillah intérêt yooyu boo ko déposé woon à la banque yow doo sa jot te xaalis ba mu ngay liggéey ñu xool na loolu nag jigéen ñi nañ bàyyi leb yi ndaxte intérêt yi ñuy lebee ji banque muy gën di cher si ñoom buñ ko booloo seen doole booloo ko seen biir dina leen am leneen lu mu leen di jëriñ ëllëg ba tey loolu la jigéen ñi sukkandiku nekk si di si yëngu ba toll fi ñu toll li may wax si commune Gueule Tapée Fass Colobane di ko wax si Rawane Info mooy jigéen ñi nañ ñëw si institution de décision yi nga xamante ne tey mu ngi si biir commune bi comité consultatif des femmes institution la boo xamante ne état moo ko fi teg ñu woo ñëpp ndax tey projet yi nga xamante ne tey li si demee ni Fass émergent mu ñëw si le magistère de Ousmane Ndoye macha allah yal na ko yàlla yokk muy projet boobu yal na yàlla yokk ndaxte projet la boo xamante ne bi ko visionnaire maître le président de la république gisee muy Macky Sall def na lii war na law Sénégal lépp li tax mu war a nekk loolu tey kenn tëddatut te ku tëdd sa kër ne diw de ba mu bëggee politique dafa ñëw si man politique de développement mooy li am importance fal nga nit jógal fekk ko fa mu ne projet ñëw na jógal fekki la nga xamante ne mooy projet bi te institution mairie c'est pour tout le monde c'est pas pour une partie c'est pas pour un individu c'est pour tout le monde projet bii nag di Fass émergent nekk na loo xamante ne dafay ñëw pour mu nekk loo xamante outil boo xamante ne commune Gueule Tapée Fass Colobane dañ ko war a jëriñoo kon nag nañ ñëw adhéré si lu jëm si comité consultatif des familles lu jëm si li nga xamante ne tey mooy gise unique yi nga xam ne projet yooyu ñëw na taxaw fi pour ñu mën a jëriñu si yëf yi ku si nekk mën a am si loo jàpp bu ëllëgee nga mën a autonome te kenn nit mënoo autonome te demoo jëli ay information kon nag ñun dañ leen di sant en tant que Info Rawane
ndaxte lii la nit ñi bëgg te amuñu ko waaw ndaxte information mënoo ko dëkkee rek ci téléphone mënoo dëkk rek ci groupe waaye fokk ñu élargir ko ñëpp mën a yëg ne xam ne lii kii na sànq maa ngi la doon wax ne la doowul ne unité de céréale bii rek moo taxaw base boo fi gis bu ne am def na formation benn étude soit savonification soit fruits et légumes céréales rek a taxaw mais yooyu yëpp dafa war a nekk unité dans notre commune bu boobaa est-ce que tey autonomisation du am dans les foyers autonomisation c'est pas les femmes seulement dans les foyers bu ñu ne foyer femmes et hommes yëpp ñoom ñoo fa ne tey savonification bu amee unité céréales am unité xam nga leneen ni ko microjardin bi tey ñu wutal leen espace vert yoo xamante ne lu si jëm si canal bi bu ñu ko yëkkatee ah bay dundee si kaw table yi bu ñu béyee ñu céréales yi ni ñu koy waxee transformé fruits et légumes yi transformé est-ce que lutter contre la pauvreté du am si suñ commune sant ak gërëm rek di sant nag sama naataango yi ndax li dama war a sant ñi ma àndal man Ndeye Ndaw jëmm ji la ñuy gis mais liggéey bi du man liggéey bi du man ndaxte liggéey boo gis bu ne bu demee ci kanam équipe ba ko def muy tey bureau comité consultatif muy tey li nga xamante ne mooy comité de gestion ak techniciens yi war a nekk ci céréale locale bi daanaka ñu ngi nii toog xam nga man defuma lu dul coordonné di bu gërëm itam li nga xamante ne mooy techniciens yi jógee ARD muy agent pour le développement régional bi nga xamante ne yónnee nañ ñu ay membres yoo xamante ne ay gestionnaires ay comptables ay chargé de marketing yëpp ak li nga xamante ne ñoom ñoo war a wër li jëm ci logo yi ñu war a liggéeyee defuñ lu dul sant ak gërëm ndaxte ñooñu lañ war a àndal ci liggéey bi ak membres yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne beneen beeg sant ak gërëm mooy lan population Gueule Tapée Fass Colobane ndax kóolute gi ñu am sama jëmm ji ba jiital ma mënuma leen koo fay ndaxte yaa ñu doy ku mu doyul ku ne doo am loo neex di si gërëm itam encore li nga xamante ne moom mooy suñu chefs religieux yi suñu délégué de quartier yi xam nga suñu imam yi waaye nag di gërëm itam li nga xamante ne mooy administration mairie bi ak conseillers municipal yi ak li nga xamante ne mooy suñu magistrat bi fi nekk muy Ousmane Ndoye. jërëjëf mbokk internet yi émission bi la leen Ravane Info indiloon tey ñu amoon gan gu mag gan gu baax gu mën a social muy soxna Ndeye Ndaw ànd ak comité bi nga xam ne ñoom la bokkal fii di liggéey ñu di leen tàggu nag ba beneen yoon ci beneen émission bu soobee yàlla di leen jeex jërëjëf merci.